jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca lim na gën a démb ndakaaru sigi coox jàppante yaa ngi ci mbedd mi njoos njoccet wër-wërloo diggante alkaati yeeg yenn ci ay waxambaane jóge ci opposition bi Serigne Cheikh Mahi Niass ni jot na ñi seq géew bi woote ak dal ci réewum Sénégal kàddoom la jibal yëkkati ko jëm ci président Macky Sall waaye itam président Ousmane Sonko ngir ñu fexee joyal réew mi jëm ci jàmmi Sénégal daal ñu ci ñëw dégg kàddoom ci biir xabaar yi. fekk na itam li coow li bari yépp jàppante ci mbedd mi ay nit ñàkk seen bakkan Sadekh Niass bokk ci ngànk raado gis ne lu man di xew ñàkk sàmmonteeg démocratie bu Sénégal moo ko sooke ay manifestation nekkul lu jaadu nekkul lu gën waaye mi ngi sàkku ñaari wàll yi ku ne tam doxal dëgg daañu ci ñëw ci biir xabaar yi. dañ ci boole itam fexe ba gën a aar alam gi xeex bekkoor waxtaani nañ ko fee nga xam mooy Tëngéej ay kàngam ci wàllum environnement ngir waxtaane wàllu guddi mel ñu wote ëngëm lu daañu ci ànd ak Babacar Seck daañ ci boole article de la semaine tey ñu xuus jëm ci quotidien bis bi yéen kay kër yi la becc na am xët mu sakkan jëm ci influenceur wala insulteur maanaam ñi nga xam daal ñoom ñu ngi ci internet bi di wone ak fésal ñenn ñoom nekk ay tifaarkat dañu ci ñëw ak El Hadji Malick Cissé li moo fees nit ki sam fàcce gi ñu sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci soxal jàppante maanaam fe manifestation yi am démb waxtu yi tembe ci biir Ndakaaru Ziguinchor jàppale ni place de la nation Colobane ak li ko wër foofee amoon na ay nux-nux yu am mu am kenn kun gis mu ñàkk bakkanam police daal dinay becc ab communiqué jëm ci wàllu guddi mel police mi nga xam ne ni démb gis nañ kenn kooku dafa ñàkk bakkanam kookee nag xamagun dëgg-dëgg ana mooy kan ña ngi ko gis ca quartier bopp soriwul dala Masalikul Jinaan lan njëkk a nemm ko nag mooy jàpp nañ ni ab manifestant la maa ngi ko bokkoon ci manifestant yi jàpp nañ ni kookee ci la bokk waaye itam ba léegi ni daal xamagun ba xam daal ana mooy kan waaye ñoom police nee ñu ci communiqué bi dafa yoroon lu mel ne essence mbaa dara bëggoon a taal ay mbir faf lam doon taal tàkk ci kawam ay yéreem jàpp loolu la police wax ni lu ni mel moo ko mujjee fàtt lu mu ci mën di doon néewam jamono ji ma nga hôpital Dantec ña ngay autopsie maanaam càmbar xool lan moo ko faat waaye itam enquête ubbeeku na ngir xam dëgg-dëgg lan moo waral googu léegi génn ko àdduna police nee na mi ngi jaale njabooti kooku faatu doonte xamagun ana mooy kan. xabaar yi wéy ak jàppante yi ci biir Ziguinchor foofee ñaar ñàkk seen bakkan nekk lu gën waaye bu ñu xëyee tey jii sunu correspondant ba ca gox ba di Assane Ba def na taxaw seetlu xool dëgg-dëgg la xew waaye ba léegi liggéey yaa nga dese ni maanaam trace yi ñoo ngi koy gis ca barab bu ni mel correspondance. doxu ñaxtu bi nga xamante ne moo amoon démb ci biir région bi nag ñaari nit ñoo si mujjee ñàkk seen bakkan kenn ca Ziguinchor ak kenn ci Bignona am juróom-ñeent ñi nga xamante ne jëloon nañ ci ay gaañu-gaañu ci diggante jàppante yi nga xamante ne moo amoon seen diggante takk der yi ñi nga xamante ne gaañu nañ si nag teeloon nañ leen jël en charge ci béréb fajukaay yi nga xamante ne moo di hôpital de la Paix ak hôpital régional mu nekk bilan bu daw yaram bi nga xamante ne day fàttali ni rek événement yi nga xamante ne ñoo si jotoon a am ci weeru mars atum 2021 te dëkk bii di Bignona kese mujjee woon am ñeent nit ñi nga xamante ne ñàkkoon nañ ci seen bakkan ci ngoon gi nag Ziguinchor nekk ville bi nga xamante ne Ousmane Sonko moo ko jiite mu ngi amoon rek xar kanam gu doy waar bi nga xamante ne day wone rek détermination bi nga xamante ne ñaxtukat yi amoon nañ ko fépp foo romboon nag ay tàkk-tàkk pneu ak ay mbalit yi nga xamante ne moom lañ sotti woon ci kaw tali bi ay barricades yi nga xamante ne tamit moom lañ doon def ci kaw yoon bi muy ay bant ak yeneen xeet yi nga xamante ne dañ doon tere oto yi jàll rek ba jamono ji nag amul kenn ki nga xamante ne bokk na si ñi doon organiser ñaxtu bi wala benn responsable politique bu Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne àdduna ci mbir mile waaye ñu ñuy xamal rek ne am na ay ndaw yu bari yi nga xamante ne jot nañ leen teg loxo ci biir capitale du sud bi te ñu bokkoon si ñi nga xamante ne ñaxtukat yi la. Assane Ba ca Ziguinchor jaajëf lépp lu xew nag ñàkk sàmmonteeg démocratie moo ko sookee du samay kàddu ko Sadekh Niass kàngam la ci radom bokk ci kuréel yi sàmm ak doomu aadama ci Sénégal la mu gis mooy ak lu ma di xew bu ñaari wàllee ku ci ne sàmmonteeg yoon maanaam état Sénégal di jox nit ñi seen autorisation bu ñu bëggee ñaxtu
waaye itam ki bëgg a ñaxtu itam teg ko ci yoon ñoom ñëpp ku ci ne sàmm Sénégal duñ àgg fii lu ni mel la xamle moom Sadekh Niass ma ngay faram-fàcce jokkoom ak Abdourahmane Ly li ñu bëggoon daal moo doon depuis sax bi ñu ko interdire ci au niveau du préfet boobu lañ ko ñaawlu woon ne effet dañu waroon a autoriser comme ni ñu ko ñaanee woon ni ñu ko mbébétee woon autoriser manifestation lu normal la te dox du comme ni ko nit ñi bëri xalaatee du faiblesse état mais loolu dafa bokk ci démocratie ñaare soox booy interdire manifestation day indi ay fitna te pour aar danku fitna yooyu alors liñ ciy def ci énergie ak doole boo ko ci defoon alors mun a encadrer manifestation boobu ku ci nekk da nga ni ñuy wax yëkkati sa dënn nar a jaamuwalante boobu nag ñun moom la ñuy ñaan ñu arrêté ko ñu jublu ci waxtaan ñu ñibbi seen kër fexe ba nga xam ne alors lu mel nii war na fi mun a gëj wala mu bañ fi ama dem waxtaan ak ku jéyeeg wàllu politique yëpp laa ngi yëpp waxtaan ak ñoom daa di xool ñoom it seen xalaat du recueillir seen sentiment ñoom luñ si yëg lu ñu yëg ci réew mi ak lan lañ bëgg ak loo xam ne ñoom seen xalaat la loo xam ne ni bu ñu ko doxalee réew mi dina gën a nekk si dal bu ko defee ñu am tamit koo xam ne ni dina si dimbali ñuy wax expert indépendant wala personnalité indépendante koo xam ne farul fenn ci benn kujje ñu ànd tënk ci ay tënk yoo xam ne ni mu nekk solution boo xam ne bu ñu ko doxalee alors dinañ nekk si dal ba nga xam ne élection yi di ñëw dinañ ko mun a def si jàmm ak salaam ak ci dal ngir dal am ci réew mi jàmmit ànd ak élection yi dëgmal ci Sénégal gi xalif bu Medina Baye Serigne Cheikh Mahi Niass kàddoom jib na jëm ci kàngam yi ngànk géewu ci wàllum politique ci biir Sénégal ci wàllum politique la mu xamle mooy li mu bëgg mooy diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko na ku nekk doxal dëgg ba ñu woor ndaw ñi ci ak fippu ak yëngu-yëngal muy jur jawaab ci Sénégal gi ñu teewlu kàddu xalifa bi Cheikh Mahi Niass. ñu ngi ñaan fi mu nekk nii Sénégal compliqué na tey fan yi lool waaye ñu ngi ñaan Macky ñu ngi ñaan Sonko yërëm leen population yi yërëm leen population yi yërëm leen jeunesse bu ndaw bi yërëm leen seen avenir u réew xelaat leen bu baax ne dajale xale yi ci mbedd mi di leen manifesteloo di leen xeexloo du mooy defar seen avenir. donc bon mi ngi ñaan Macky ñi ngi ñaan Sonko nañ xalaatee beneen xalaat pour seen réew bu gën xalaat bii. monsieur le président de la République yaay responsable bu mag ci Sénégal yow la nit ñëpp di déglu ñu ngi lay ñaan nga bàyyiwaat sa xel ci sa peuple nga bàyyiwaat sa xel ci nouvelle génération bi di màgg si ñu ngi lay bàyyi ñu ngi lay ñaan nga am ne yëngal boo xam ne dafay lor population bi loolu taxut ñu teg la ci président de la République dañ la caa teg pour nga aar Sénégal ci jàmm. Sonko santuñ la pour nga parce que rek am naa xorom ci xale yi lu ma leen sant ñu def ko vraiment nga di ko exploitation boo xam ne loru moo ciy bàyyeekoo loolu itam bàyyi ci sa xel parce que dafay yàq du defar. mu doon kàddu xalifa ba Serigne Cheikh Mahi Niass doon génnagun ca Medina Baye ndax jàppale ñi ngi waajal li nga xam moo di fàttalikum téeméeri at boobaak léegi maam El Hadji Abdoulaye Niass lu di mel tax na ba mbooleem njabootu ñaseen taalibe yi ànd def benn say ngir waajal xew-xew bu am solo boobule dana am benn exposition maanaam becci jaar-jaaram ak mbindam lépp ngir lislaam ci Sénégal gi waaye itam mooy kan ak yëngu-yëngu ba ci lu bari lu di mel dañ ci xuus ànd ci ak nga xam moo di Mouhamadul Arabi Khalifa Niass imam xatib bu Léona Niassène la mu dénk Souleymane Diallo. Alxaaji Abdoulaye mii ñuy feetu dafa nëbbu woon ndax danaay wax ne les femmes les plus courtes ñoo gën a soxla haut talon les femmes les plus courtes waaye suma jarbaat bële ci à la présidence de la République la première dame waa ji ne ma mooy la première dame am ma ne ko mooy la première dame ba njëkk a jàpp janoog borom ma ne allahu akbar ma ne ko moo ko fa njëkk a def kenn mësu ko faa def kon nag c'est la première dame du Sénégal kon ni ngee nuyu ñëpp di feetu ci zawiya Ahmed Khalifa Niass bii nga xam ne jikkoom def maa yéemu man day bokkuñ man ndar boo ko joxee junne boo xewlee dana ca teg dara waaye boo toggee ba
tàkkusaani suuf nga yónni sa doom jox ko ñaar téeméer yi sama yaram yi dafa métti mu ne mën a ñëw mu ne moom it day xaar ba ci ëllëg sa mu ne dama ko fàtte woon maanaam li nga ko lebal la lay fay man noonu laa mel moom damay gis le contraire dafa mel ni nga jàmb ko def ko nangam ci la lay gën a jëriñ ci loolu yooyu qualité hautement appréciée mënta actuellement dañ ko soxla. xabaar yi wéy ba tey gën a gun région bu Kaolack jàppale ndim ngir gën a yokk xam-xamu journaliste yi yëngu ci wàllum koom banque mondiale lëkkaloo ak convention des jeunes reporters du Sénégal ngir kon def ak tàggatu ëngam loogu yaat lañ ci becc ngir tàggat ngir ba ko mën a wax ci wàllum koom nga am lu wér foo koy teg ngir lépp tegu ci yoon waa Kaolack rafet lu ko lool ñu xuus ànd fa correspondance Adama Sarr. fexe ba gunge taskati xibaar yi ba ñu mën a am xam-xam jëm ci wàllu koom loolu nag soxal na bu baax ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa banque mondiale ak itam waa convention des jeunes reporters du Sénégal. bu fekkee da ngay def affaire journalisme économique lu jëm ci koom-koom yan baat nga war a xam parce que baat yooyu boo xamul lu muy tekki di nga def ay njuumte donc jàngal leen rek tuuti ci loolu ba nga xam ne li ñuy liggéey dana gën a baax boo dajee it aussi kii liggéey ci mbiru koom-koom naka la war a mel ndax. mbiru koom-koom xam ngeen dafa diis bu fekkee yow da ngay bind ci économie moo xam pétrole moo xam télécommunication ak yeneen ay entreprises yoo xam ne yu am doole lañu boo jàngalu journaliste aussi naka la ñu war a jëflanteeg ñooñu lu njàkk ñooñu jàpp leen di leen dugal ci ay wax yoo xam ne xëy na du noonu maanaam daal leen manipuler loolu aussi fokk journaliste bi xam naka la koy saytoo naka la koy seetloo naka la koy moytoo. li ñuy def rek ñun mooy ñaax ñi nga xam ni dañuy liggéey ci page économique yi nekk ci journal yi wala télévision yi wala rajo yi wala aussi ci internet bi. bu fekkee dañoo bëgg nekk spécialiste ci loolu banque mondiale da mën na leen dimbali ci formation yu ndaw yoo xam ne mën nañ ko def weer wu nekk wala sem bés yu ne pour ñu xamal leen tuuti ci li nga xam ne moom mooy baatu économie yi moom la koom-koom laaj pour nga xam ko pour mën a bind. bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne moo di Aji Majigéen Samb bokk ci convention des jeunes reporters li ni mel day dafa ñëw ci waxtoom. ndax gis nañ ne si bu yàggul dara ci période Covid bi ñu ngi doon utiliser ay termes yoo xamante ni du journaliste yëpp ñoo ko maîtriser woon ñu ngi doon wax récession ñu ngi wax ay inflation ba noppi ñu ngi acheminé wu ci ay jours yoo xamante ni dinañ wax lu bari ci wàllum économie rawatina ak découverte pétrole beeg gaz bi loolee nag dina formation bi nga xamante ni moom la ñuy def tey dinañu gën a dooleel bu ko defee yenn sujet yi nga xamante ni c'est un rapport ak économie ñu xam bu baax na lañ koy mën a traité. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di waa banque mondiale ne ñoom duñu yem fii daañu fexe ba gunge daañu def seen kéemtulaay kàttan ba gunge taskatu xibaar yi nga xamee ni day seen gëstu nag dañ ko jëmale ci wàllum koom. jaajëf Adama Sarr xabaar yi wéy ba tey ak journaliste yi jàppale ni beneen lëkkaloo ak beneen tàggatu bi ma nga xewee ci daanuk Mbuur foofee tamit waxtaane lépp lu fa def ba journaliste bi xam nan la war a liggéeyam ak it lu jëm ci institution yi bureau international du travail moo woote ndaje mu ni mel tàggatu mu am solo lool ñand ci ak faram fàcceek mun dagakan ngir mën a joxe ay xibaar yu wér te mucc ayib journaliste bi dafa war a fexe ba am jumtuwaay yu wér réseau tasxat xibaar yu aju ci wàllu dialogue social loolu bokk na ci seen mébét. bu kër liggéeykaay yëngoo maanaam grève wala yu demee noonu am ñun ñooy nekk di ci wax te boo ciy wax parfois da nga ciy wax sans nga comprendre yenn kàddu yi nga xam ne sax da nga koy utiliser def ko ci sa papier te kàddu yooyu am na noo koy utiliser parce que da nga ko comprendre wul wala da nga ko xamul bu baax a baax dafay gën a taral jafe-jafe bi am. loolu moo tax ñu ne il faut que ñuy former ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñun ba nga xam ne ñoom dañuy maîtriser concept yooyu dañuy xam exactement lu ñuy wax ba nga xam ne bu ñuy wax ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci kër liggéeykaay yi ñu mun ko waxee noo xam ne du gën a andi jafe-jafe ci conflit yooyu nga xam ne dafay nekk ci kër liggéeykaay yi atelier bi nag ñu génnee lu ñu ci doon gën a waxtaanee mooy relation de travail mooy maanaam li boole liggéeykat bi ak ki ko jox liggéey. ok wala institution professionnelle mooy kuréel yi nga xam ne dañ liggéey kër liggéeykaay dañ koy am ni ki syndicat ni ki patronat ak yooyu
naka la ñuy jëflante ci seen biir naka la ko loi organisé naka la ko loi tënkee ba nga xam ne ku nekk boo defee li nga war a def nga yem fi nga war a yem jàmm mun na am ci entreprise bi donc yooyu dafa am solo journaliste bi xam ko bu ko xamee day tax aussi buy wax ci kër liggéeykaay yi nu muy doxee wala yenn jafe-jafe bu mu ci amee mu xam nu mu koy waxee nga xam ne dina ko wax ba mu juste ba nga xam ne daal du gaañ kenn te dina nekk xëy na luy dëgg te du tamit gën a jaxase nit ñi gën leen boole. taskati xibaar yi xam nañu dëgg-dëgg seen taxawaay ci wàllu suqali réew mi ba tax fu ñu toll ñu ngi def ay gëstu ngir gën a yaatal seen xam-xam ci wàllu yëpp. jaajëf Mountaga Kane duñ gën a gul Mbour ña nga ca département ba jàpp leen ni li nga xam si moo di kon diwaanu ko Diass lañ jëm aéroport Galaye Diagne wala boog Blaise Diagne ca Diass am nañ machine bu am solo buy saytu mbirum kaaraange xeetu daamar la gokk dafay gëstu ak di teel a salaire maanaam day alerté ngir dànkaafu ni am na lu mu joxtu ni xëy na njombe mën na koo jur lu ni mel directeur ba ak aéroport ba def liggéey bu ni mel daañu jébbal jëmtukaay googeem takk der yi saytu kaaraange aéroport bi Doudou Ka mooy directeur général AIBD am na lu mu dénk suñu correspondant. soo amee taxawaay selebe yoon da ngay kaaraange dafa war a am solo foofu parce que ñu nekk ñëpp si àdduna bi dinañ fi ñëw donc yokk kaaraange boobu yokk tam fagaru pour kaaraange boobu moo tax tey ñu AIBD nu ko président de la République santé mu jënd oto bu moderne bi bu innovant bu sophistiqué muy les dernières technologies pour que nga xamante ne tey nii mën nañu gën a yokk suñu kaaraange boobu gën a yokk aussi suñu surveillance aéroport yi te nag mu nekk loo xamante nag day yomb liggéey du nekk loo xam ne dafay fixe parce que tey suñ ko soxlee fii dinañ ko jël suñ ko soxlee suba Yoff dinañ ko dem yóbbu Yoff suñ ko soxlee Ziguinchor ëllëg dinañ ko yóbbu Ziguinchor suñ ko soxlee fu ñu ko soxla rek foo xam ne yaakaar nañu ni kaaraange bi war nañ ko renforcer mën nañ ko fa yóbbu mu taxaw fa mu def fa liggéey bu am. ñu wax ci mbirum bekkoor xeex bekkoor lu mënta ñàkk lam ku ko wax yaa ngi wax mbirum alam gi luy tax mu gën a ñoŋ ndaje lañ ci woote mu yaatu jàpp journée internationale xeex wàllum désertification maanaam bekkoor bi loolu mel waxtaan nañ ko itam te daanaka tëngéej ay kàngam ëngamloo ko ne becc xelam la mun na sërni bu ñu ci ay du ñàkk xëy na sunu ko alam gën a war a mën a naat ñëpp mën caa jëriñu xuus ànd ci ak Faram Facce ak Babacar Seck. réserve botanique bu Noflaay bi nga xam ni village des Tortues foofu la nekk leen amalee xumbute bëccëg bi mu jagleel xeex ak désertification ak maral jot na ñu teg ay jéego ut ay saafara ci désertification bi nga xam ni mën naa jur maral. thème bi dafa wane ne ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo warul nekk mbirum eaux et forêts kese mbala warul nekk mbiru état kese ku ci ne mooy maire bi mooy conseil municipal mooy agent eaux et forêts mooy sëriñ bi taalibe bi ñëpp war nañ ci dugal seen loxo ku ci ne garab ga nekk sa biir kër war nga ko toppatoo mbala nga war a jëmbat sa biir kër bu ko defee mbala nga toppatoo àll fexe daay du am kuy gor mu xam nan lay gore kuy ruuj mu xam nan lay ruuje ba daay du yàq àll bi du yàqu bu boobaa ñëpp mun ko jëriñoo te loolu mooy tax ñu am développement durable parce que garab yi dañ ko donn ci suñu maam mais dañ ko war a léegi aussi suñu sët yi dafa war a nekk ndono pour suñu sët yi donc moomuñ ko dañ ko fi fekk même bu fekkee dañ ko yokk amuñ droit saaxe ko. waa mairie bu Sangalkam xamle nañ ni dinañ sàmm espace vert yi ak askan bi nga xam ne ñu ngi fa wutali bëgg faa dëkk. politique boobu maanaam tënkoon nañ ko ràbboon nañ ko suñuy xel bu ñu defee les premiers virements de crédit programme Sangalkam vert dina commencer dès le mois de juillet donc ñun démb fagaru nañ kon lii ñu ngi koy rafetlu di doon loo xam nañ si béy suñu waar comme ñoo gérer mairie bi te àll yi léegi ñun ñu fi màggee dëkk fi yaroo fi xamoon nañ ne fii ay àll la woon Dakar fees na fii rek moo fi des comme espace bu ñuy dëkk nit ñaa ngi ñëw di terrasser di dëkk sauvagement loolu ñun li nga xam ne ñoo gérer mairie nañ si bàyyi xel ba nga xam ne àll bii nga xam ne moo ñu desee kenn du ko agressé. sous-préfet Sangalkam bi jiite ndaje bi ñaax na askan wi ku nekk jëmbat garab ci sa buntu kër loolu nekk benn ci ay saafara yu mën a naatal dëkk bi. yàgg nañ ci article de la semaine pàcc bi ñu jagleel xëtu yéenekaay ci biir Sénégal tey jii duñ génn kër gi ña nga ca yéenekaay kër gi di bés
ñu xëy ba ci am xët daal di koy jagleel nganuk président Macky Sall mi mu jagleeloon kenn ku daan tifaar di Xalifun lu ni mel tax yéenekaay bi ubbi ci mu xët ni waaw tifaarkat la wala ab yéenekaay lu mu ci mën di doon jàngat gi xóot na lool ñu xuus ànd ci ak faram fàcce ak El Hadji Malick Cissé. influenceurs yi ak saagakat yi fës loolu ci monde virtuel muy Facebook Instagram YouTube ak ñoom seen yéenekaay bii di bés bi le jour fësal si xëtam bu njëkk ñu ñoom buzz képp moo la ñor. ci titre bi rek buzz bi ñëpp xam nañ luy buzz moom maanaam ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy occupé réseaux sociaux wala lépp loo bind loo xam ñi lay suivre dañu bëri parce que li nga ciy ut sax mooy ñi lay suivre mais ginnaaw loolu ñi lay suivre dafa am xaalis bu ne ci ginnaaw boo xam ne ci la ñuy dundee ñoom. mu bëri mu ñàkk bëri parce que lépp dafa dépendre ci ñaata nit ñoo lay suivre ñuy wax les followers ou les suiveurs et puis bon quand on dit beurre waaw bu ñu neen ñun sax dañ koy foyee quoi seen poche day niinal seen poche beurre bi sax mooy niinal seen poche yi donc ñoom ci la ñuy dundee donc pour ñi nga xam ne sax dañuy nekk ci réseaux sociaux di suivre ñooñu ñu mën a ràññee xam aussi liñ leen di jox ci ay saaga wala ci ay lu bon loo xam ñu ngi koy wax ci réseaux sociaux yi yëpp nañu xam ne am na ñoo xam ne ñoom ci la ñuy dundee xaalis bi ñuy xaar si ginnaaw. influenceur insulteur ñaar yi lan moo leen di xaajale dëgg-dëgg ndax coow dafa juddu ginnaaw ba njiitu réew mi accordé interview Californie moo tax ñu bëri di laajte lan mooy xaajale saagakat ak influenceur. waaw ci suñu gëstu dañu jàpp ne influenceur mooy ki nga xam ne dina am toujours bu waxee. wala bu jëfee dafay benn acte rek am na lu mu mën a changer ci habitude mais loolu ci côté njaay mi la parce que même ñi jaay tey jii même les entreprises yu bëri dañuy dem ci influenceurs yi pour jox loolu mooy côté influenceur bi mais dafa am aussi saagakat yi insulteurs yi nga xam ne ñoom dañuy influencer mais ci mauvais sens bi influence bu bon la parce que te dañ leen di suivre bu baax te la preuve mooy boo saagawul sax dafa mel ni boo saagawul duñ la suivre dañoo dem ba xam ne du sax saaga ñun ni ñuy jàppee saaga c'est-à-dire que lépp seen discours yëpp saaga la c'est-à-dire bu doon sax da ngay wax te saaga tuuti bàyyi déedéet te loolu lépp da ngay saaga te bu ñu génnee ñi doon seetaan wala ñi doon suivre bu ñu génnee dañuy raconter dégg nga diw na mu saaga bi mu def tey gis diw la saaga donc ñooñu dañ leen di suivre dañuy influencer ci suñu comportement parce que kii suivre aussi moom tam dafa am problème parce que nan nga mën a suivre saagakat te mu neex la parce que doo ko bàyyi dafa mel na drogue sax dañuy dem chaque jour dem ci xool saa waay ban genre saaga la génnee tey donc loolu tam mooy différence bi entre influenceur vraiment c'est surtout côté ñi leen di utiliser ci côté marketing politique ak yooyu. saagakat yi seen yaram dafay tàng saa su nekk moo tax jamono ji ñu ngi yëngal audience yi. loolu moom dañoo dem ba constater ko même suñu biir kër yi dañ koy seetlu li may wax ne ma ne ko dañ daan wax ne 20h. bu jotee rek ñëpp dañuy xool télévision xool journal tey lu mu wax mais tey 20h bu jotee ñu bëri parce que télévision tey dafa changé mun nga seetaan télé ci portable donc mun nga toog sa ruq même ci biir salle bi nga toog sa di seetaan benn aadamo fekk information yi jàll xamuñ sax ndax war nañ ci parce que information aussi loolu mooy liñ lay yee wala dañ lay jàng xamal li xew ci réew mi ak li xew ci àdduna bi mais dafa mel ni ñooñu sax ñooñu gën a soxla que loolu donc xam loolu lu graaw la quoi donc ça veut dire que ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ci côté comportement bañ a jaawatle saagakat yi même ñi manipuler parce que aussi manipulation mi ngi ci parce que ñiy saaga la plupart dañuy manipuler les gens. ñàkk yar bi ci réseaux sociaux yi ñu bëri jàpp ni li ni mel moo ko waral ci dossier bu mu réalisé coordonnateur bu rédaction bu bés bi le jour ñëwaat ci ay déclaration yu Alex Corentin mu nekk maître de conférence ca université Cheikh Anta Diop de Dakar Alex Corentin ni réseaux sociaux yi dafa am ay influenceurs yu doy waar yu fay nekk ci nga xamante ni ay clics yu bëri te sakkan moo la ñor. ñàkk xama ngi ci parce que man jàpp naa ne même ci biir kër yi comme li ma doon wax léegi ni amul benn waajur boo xam ne di nga contrôler sa doom par exemple ci usage réseaux sociaux yi muy YouTube bi ñu ngi ci YouTube bi même suñu doom yi nga xam ne am nañ 2 ans 3 ans nañu jox portable bi xamuñ lan la parce que mun nga ñëw di foo sax ba gis loo xam ne voilà alors que dañ leen tere par exemple ñu seetaan à un certain âge waroo seetaan yenn film yi yenn mais lépp man dama jàpp ne éducation bi ñu war a def tey mooy éducation réseaux sociaux parce que mënul ñàkk
même xale yi mënuñu bañ a utiliser réseaux sociaux donc lii solution bi mooy ñu former leen ci loolu xam ni ñu ko utiliser xam aussi lépp luñ ci wax maanaam mënul du yem ci fi ñu ko waxee muy fépp ci àdduna bi te loo xam ne mën na la rattraper ëllëg muy sëy donc waajur yi am nañu aussi benn mënuñu former mënuñu sax contrôler gars mais au moins même ci école yi d'ailleurs ñun aussi on est un peu en retard maa ngi koy wax ne ma ne même ñun journalistes yi dañuy xaw a tardé ci côté boobu on est un peu conservateur oui on aime trop la télé le truc mais il faut que ñun tamit ñu jëm ci réseaux sociaux yi ñu même ci formation yi je pense d'ailleurs léegi am na ci école de formation yi dañuy former donc ñu éducation bi c'est de façon générale pas seulement ci biir kër yi mais fépp ñu xam ñu koy utiliser les réseaux sociaux. jaajëf El Hadji Malick Cissé waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV lii mënut a ci xabaaru Maraxim ñu bàyyi leen ak programme incha allah na am xabaar ci français 19h45 lay doon ak Adama Anouchka Ba lu ko mooy ñu bokk wéy ak ITV ak i programme am jaa ngeen jëf.